Yewwi Askan Wi nga xam ne bañoon nañ mu def ay substitution gannaaw ba ñenn ñi nga xam ne jëloon nañ décision génn ci liste bi. DGE bañ ko conseil constitutionnel nee na faw ñu may leen occasion ñu def ko. loolu itam décision la yoo xam ne da nga koy magnifier n'est-ce pas. waaw man li ma ci gëm rek mooy. lu jaadu la lu war a am moom bu amee kenn warul nekk événement. parce que li doon bett nit ñi mooy conseil constitutionnel bañal leen loolu. parce que comme loi la boo xam ne moom mayee nii bu fekkee ni yow da ngaa dugal te ni nga dugalee baaxul. ñu may la chance nga dem dugalin bu baax. loolu warul indi événement ci am réew mu sérieux. loolu du événement li nga xam ne moom la ñu war a dénoncer mooy li DGE def lu tax mu leen koy bañal tam nekk seen àq xam nga bu ñu divertir parce que il faut ñu nangoo rek dem ci logique. mais bu ci loi waxul dara nag. waaw DGE dafay sukkandiku ci ay textes pour def li muy def mais bu ci loi waxul mais loi lu mu waxul dara maye na ko. yaa ngi dégg xam nga booy jàng usul ci wàllu ñun ñu jàng droit islamique. dañuy jàngal al aslu fil umuri mubah lépp loo gis cosaan bi daganoon na. yàlla bu ñëwee ba mu waxagul dara ci sàngara dañuy jàpp ne sàngara dagan na. waaye bi mu ñëwee na ni innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun ñu xam ni nag araam na. yaa ngi dégg parce que droit yëpp ñoo bokk cëslaay droit lu mu terewul rek mooy may na la loolu warul woon a indi benn événement ci réew mu sérieux ça veut dire tey li DGE def day tax gën a teyal xelu ñenn ñi nga xam dañoo jàpp ni administration bi way politique yi dañ leen di manipuler loolu il faut ñu teg ci baaraam d'abord. ñaareel bi mooy man dama bokk ci ñi gëm ni le ministre de l'intérieur warta organiser élection yi. man loolu laa mos a gëm te loolu ba nii may waxee yow moom laa gëm. moo yore élection législative yi. waaw parce que Ablaye Wade ci jamonoom biñ demee ba affaire bi coow li bari. ñu ŋàññi ministre de l'intérieur Ousmane Ngom dafa dem gëli Cheikh Gueye. daal di koy nommé def ko chargé des élections mu organiser élections yi. te situation bañ tolloon ci Ablaye Wade situation bu ko gën a tendu tey moom lañ toll tey. ci Sénégal kon bu ñu naxantee man dama gëmul. ku far ba noppi di àtte yaa ngi dégg comme da ngaa am foo féete demal nga dem foofu nga campagnal leen nga féete ak ñoom ñu wut ku neutre mu organiser élection yi parce que réew yi tàkk yëpp élection moo ko taal buñ naxante te nit koo xam ne réew Afrique yi waaw mais Amérique sax bu justice bi amuloon fulla Obama taal réew ma foofu dañoo Donald Trump nga baal ma Trump bi mu fay waxi dof commencé di dof-doflu foofu ay juge ak ay nit ñu mat sëkk ak justice bu moom boppam ñoo jóg ni ko waxi dof ngay wax gañe nañ la. yaa ngi dégg parce que foofu pouvoir bi kenn nit yoru ko mais suñu réew yi buñ naxante kenn nit a yor pouvoir bi yaa ngi dégg. kon man li conseil constitutionnel def du événement ci man. du xibaar bu bees. yaa ngi dégg li nga xam ni tey moo bees am na ñu wax ni piège la. ci naka waaw parce que xel moom xalaat lay jëriñ. xel boo ci génnee xalaat. te ñi ko seqal nii lu tax ñu waruñu leen a jox confiance dañoo yàgg di teg ci ay ndëgg sërëx. justice ngay wax de imam. waaye régime bi laay wax man damaa gëm benn régime fi ne muy Macky Sall mooy diriger yëpp moo yor justice moom lépp. man loolu laa gëm parce que wane ni moom justice moom lépp moo tax mu jàpp Karim Wade sañ a tere Khalifa Sall mu bokk. Ousmane Sonko bu Sénégalais yi taxawul woon heure bi ma nga kaso man lii laa gëm te loolu laay wax. te mën na bañ a bokk 2024. mënuñu loolu kon loolu kenn ñemewu ko ko def réew mi tàkk sa loxo. bu ko justice décidé nag. waaye justice bàyyi loolu du débat loolu débat romb nañ ko Ousmane Sonko du bokk loolu du débat yow tamit lii débat bi tey mooy bu fekkee ni conseil constitutionnel daf ko teg. yaa ngi dégg pour doxal yoon ñu ngi koy apprécier parce que ñun bu ñu sañoon suñ magistrat yi man dama leen a gëm dama gëm ni am na ci ñoo xam ne réew mi rek ka leen ñor. am na ci ñoo xam ni liñ jàng rek lañ bëgg a appliquer waaye système bi ni mu tëddee moo leen mayul chance ñu mën koo def. te loolu juge dem wax na ko juge dem bi mu démissionné dañ ko ni lu tax nga démissionné man damaa démissionné ci justice bu démissionné kon suñ magistrat yi bëgg nañoo doxal mais dañ leen am fu ñu leen téye ñoom ba mënuñoo def li ñu bëgg a def kon conseil constitutionnel bu dee def ciy jublu rek. delloo si waat ordre wane ni réew mi république la ñëpp a ci war a yem loolu la ñu war a tàccu la waaye bu fekkee daf ciy jublu lu ñuy tuddee. cadeau empoisonné pour 2024 mu valider candidature Macky Sall bu ko defee ñu ni yéen kat ba fi conseil constitutionnel bàyyee seen liste yi yéen a waxoon ni conseil constitutionnel la fi nekk
dégg nga gis nga piège bi fi mu nekk. bu ko mais ma daaneel décision bi waddagul de imam. dañ leen jox possibilité décision bi mënul nekk leneen lu dul parce que dernier mot bi dafay revenir au ministère de l'intérieur. man toog naa fi wax ko ay débat. liste Yewwi kenn ñi ma ko rejeté yow tamit dafa am loo xam ne. bu jaarul ci yoon nag dañ koy rejeté. non yow dafa jaar ci yoon. Benno Bokk Yaakaar seen liste jaarul ci yoon. est-ce que da ngaa dégg ku ko rejeté. élection nee naa la esprit bi mooy nit ñi dem élection bokk loolu moo am solo. yeneen yi nga ciy dégg yëpp ay wax la yu jëmul fenn. yow miñ dénk réew mi yaa war a teg ay conditions yu tax ñëpp bokk. yaa ngi dégg parce que yow dañ laa tegaloon ay conditions yu tax nga bokk ba gagné. kon yooyu ñuy wax di divertir nit ñi dañ koy wax ñi nga xam ne démb fekku leen fi ñun démb fi la ñu fekkoon. yaa ngi dégg liy dëgg mooy liste Yewwi amul benn nit ci Sénégal bu ko ñemee rejeté man loolu laa gëmoon yaa ngi dégg. loolu man mu cee toog sax di ci xalaat même par hasard bu jaarul woon ci yoon. kenn du ko ñemee jaar ci yoon parce que ñoo ña fa nekk du ñuy dof bay def lu jaarul ci yoon. juum nañ ci liste bi dañ leen di jox ñu corriger ko. d'accord bu fekkee ne am na benn liste bu ñu war a rejeter tey ci réew mi liste Benno Bokk Yaakaar la moo ëppal parrainage te ñoom ñu reconnaître ni dafa ëpp bu dee am na benn liste bu ñu war a rejeter ci Sénégal Benno Bokk Yaakaar la même ñoom Bougane ñi ñu rejeter dañoo xam ne ñooñu mënuñoo yëngal réew mi Bougane mënta yëngal dara. dañ leen sacrifier. waaw dañ leen sacrifier loolu mooy dëgg ñoom it ñu am ci responsabilité wolof dafa wax ni bëy day ànd ak moroom mi bëyam. mais seen liste bu baaxul tamit imam. waaye liste bu bon ñu jaarale mbir yi ci yoon aussi. fii liste bu bon amu fi. nee naa la bu dee am na benn liste bu bon liste Benno Bokk Yaakaar la. moom ñoom la seen liste baaxul. parce que ñoom nangu nañ ni dañoo ëppal te ko ëppal waroo bokk. yaa ngi dégg Bougane dañoo gis ni Bougane mënta yëngal dara. et puis mu def erreur politique yàgg naa di ko wax wolof nee na bëy day ànd ak moroom yi bëyam Bougane tey bu nekkoon ci Yewwi heure bi dem na yoonam bu yàgg waaye bu buggee beru fële gars yi dañ lay nappaaji di la néewal doole. dafa am ay ambition nag de. waaye bàyyi ma ngay wax ambition gis nga Sonko bi am coow li ay bare ambition ci biir Yewwi am na ambition aussi bi coow li bare gars yi def Sonko dafa toog ca Casamance 3 minutes la wax gars yi dellu si waat à l'ordre ñetti minutes ni leen na Sénégalais yi génn la mu wax sax man bëgguma caa jaaraat parce que man gëmuma loolu waaye wax boobu à l'insurrection la def non foofu naa ci ñëw dafa génn ni 200 000 jeunes laa soxla ñu dem génn ji Macky Sall ci lendemain bi ñu régler liste bi bam ni cocc xam nga loolu lu muy wane mais est-ce que loolu laa gëm imam loolu xam nga loolu tamit dafay xaw a yomb ci bu ñu nee dañu nekk ci benn dëkk boo xam ne yoon moo fay dox Ousmane Sonko nekk pas le président de la République bu ñëwee ne nañ def li on peut comprendre que discours politique bi la c'est le jeu politique c'est des menaces c'est des ceci c'est des cela pour intimider l'adversaire xam nga réew mi ñu ci bari dañoo jàpp ne adduna bi lay tukki fii dara lu fi tukki ku ne li nga gëm di nga ko wax parce que ci démocratie lañ nekk lii dëgg mooy politique rapport de force la nga yaakaar ne suñu force de défense et de sécurité yi dinañu seetaan loolu non waxuñu loolu man mi di wax yow bëgguma loolu parce que bu insurrection amoon tey du Macky Sall mooy ñëw taxaw ce sont les forces de sécurité yi ay sénégalais lañ duñu ay maliens duñu ay guinéens yaag ñoom ñeen a yem ay sénégalais lañ ñii ñi di ay taalibe murit ñii di ay taalibe tijaan ñeen ñi di ay chrétien am na loolu boo leen ko bëggee def loolu dañuy lànk lii man maa la ko wax bari na ñuy wax xamuñu Sénégal du Guinée nga baal ma respecté naa leen du yenn réew yi am na loolu boo ko bëggee def suñ force de l'ordre yi dañuy lànk parce que ñi fi ne ay sénégalais lañ yu raxul dara yaa ngi dégg loolu dama la koy wax te man mi koy xam naa ci dara Sénégal boo gisee yu bari ñu mucc ci ay coup d'état yooyu du fi am parce que dañu am armée bu républicain bu sérieux mais nag ànd ak ku nekk dañuy ànd ak yow selon li leen loi yi may ñoom faruñoo kenn ci ku xam laa wax dama la am lu ma la bëgg a wax politique rapport de force la yii ñuy wax yëpp waxi caaxaan la kon mënuñu comprendre Abdou Khadre parce que dañuy wax ci sujet bu sensible te ci caméra la ñuy wax moo dama bëgg a daane Sénégalais xam lan laa bëgg a wax li ma bëgg a wax mooy Sonko bu toogoon ñu teg mel ni xarum yar liste bi dañ koy kii du jàll man loolu laa gëm mais boobu non man ko ne li ma wax mooy dëgg mais lii laa gëm laa wax d'accord yaa ngi dégg keneen ku gëm leneen wax ko mais comme xam nañ ni léegi rapport de force yi dafa changé yow Yewwi Askan Wi ak coalition bi ni mu toll ak wàllu Sénégal ñooñu bu ñu la nee mën nañoo mobiliser Sénégal yi bu dee nit nga war nga koo gëm yaa ngi dégg te réew mi bari na lu fi daan valable ay at ci ginnaaw mënatu la continuer di valable loolu il faut ñu xam ko ci kuy jàngat xam nga Sénégal ñu bari ñuy wax ñenn ñi ay tappet lañ moomuñu seen bopp ñenn ñi dañ leen di waxloo
mais billaahi man kenn wax loo ma yàlla rek moo tax may wax ak li ma gëm. dama gëm ni guddi yii nii rapport de force bi dafa changé rapport de force bi tey dañoo def nii équilibre bu doole di am sa opposition bi moo ëpp doole ci côté mobilisation. Benno Bokk Yaakaar am na doole de. waaw d'accord loolu suñ kanam la ne. kon léegi bu fekkee ni da ngaa bëgg a jël di retenir ay liste mooy yow boo ko defee yow mi ko def yaay taal réew mi buñ naxante Sénégal dañ doon wax naan Sénégal yi loo leen teg ñu tegoo ko. mois de mars wane na ni Sénégal yi du loo leen teg ñu tegoo ko de am na foo xam bu fa àgg ak ñoom maanaam ginaar sax boo ko sësee ci miir bi mu dal sa kaw. yaa ngi dégg force de l'ordre yi nag ma dellusiwaat nekkaluñ fi kenn askan wi lañ fi nekkal ñëpp lañ fi nekkal te am na ordre yoo xam ku leen ko jox duñ ko appliquer. yow tamit yow commissaire yi ñun dañ ci am ay frères am ci ay cousins xam leen di waxtaan ak ñoom am na loo xam ne boo ko bëggee appliquer askan police bi ñooy bañ duñ ko nangu parce que police bi ay jullit a ci nekk yow tamit ay jullit ñoo ci nekk ñu gëm yàlla. commandement ngay wax de. mais commandement mooy commandement bi nga mën a joxe ci yenn réew yi mu apte mënoo ko joxe ci Sénégal yow tamit man li ma lay wax nii. man parle ak connaissance de cause. yaa ngi dégg réew mi boo nee fitalal nit am na ko boo ko defee damaa la fitaluma ko. yaa ngi dégg parce que du ma ko fital parce que waxul lu tax ma koy fital. Sénégal noonu la tëddee moo tax ku fi dépendre ci ab armée bu lay tiireel ci kaw nit xamoo Sénégal loolu il faut mu leer liy dëgg mooy waxoon naa ko fii te loolu laa gëm esprit élection mooy leen esprit bi. mooy ñëpp bokk nañ teg conditions yi ñëpp bokk te loolu nguur gi moo ci am responsabilité pour teg ko. ñëpp bokk ba ay 200 300 listes. d'accord ma ci 300 listes. naka la ñuy def ko mënoo ni da ngay dem ci ay élections sa opposant principal nga ne ko doo bokk loolu bu réew ma tàkkee yaa ko taal ba tey ministère de l'intérieur waxagul loolu. mais yoon wi ñu tegu woon bu ñu leen bàyyoon foofu lañ jëmoon. mais bu fekkoon ni teguñu ci taabal bi amee ay anomalies aussi. anomalie mu ngi leen waa léegi wax ko àtte ko ci ñëpp bu doon dañoo ne Benno Bokk Yaakaar du bokk. mais clamé Yewwi Askan Wi clamé na ko ci conseil constitutionnel. man d'accord naa anomalie bu amee ñu corriger ñëpp. mais anomalie am nga corriger ñi bàyyi ñi loolu la ñuy bañ. loolu 2 poids 2 mesures. loolu dafa jot a am. mais moom Benno Bokk Yaakaar kay bu doon logique la rek duñ bokk. yaa ngi dégg experts yëpp nangu nañ ni dañoo ëppal. yaa ngi dégg loi kay la loi est dure mais c'est la loi mais la loi est applicable pour tout le monde. loolu mooy dëgg. yaa ngi dégg parce que fii Sénégal la ñun ñëpp a xamante yaa ngi dégg fii kenn mënu fee tiital kenn wala ñuy xoqatal kenn nit ñi ba yowmal qiyaam dina am ñu fi des di wax li ñu gëm. d'accord appel à l'insurrection imam bi kii wax. bi Sonko def. ba tey appel à l'instruction la te dinaa la ko leer mais wax na ko. waaw déglu rek ma leeral ci ay kàddoom appel à l'instruction mu ngi tàmbalee ci manipuler institution yi ñëpp bokk loolu mooy appel à l'instruction. li ñëpp bokk benn nit tee ko di ko manipuler loolu mooy premier appel à l'instruction. da nga bëgg wax ne Macky mooy def insurrection. waaw mais instruction mën naa weesu nga tere ay nit ñu bokk te ñuy sénégalais comme yow yor nationalité bi comme yow